tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk yi boobu lay gëj a bëri. maa ko daax bëre fuuf daax ma ko bëre ndànk sax. danaa ko damm ba toog ci kaw. bu fekkee dafa am fu mu lu ma bëgg a wane du Mama Lamine moom moo may téye. Vox Arena, la voix de l'arène, le G5, un gala, 5 drapeaux, 5 grands combats ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. baa ngi nii Gaston taxawal na ko yaa d'abord sa diggante ak Gaston nga gën ci indi leeral pour waxtaan mi nan la def ba ngeen jubóowaat ba tey jii ngeen nga war ko bëreel ensuite sa diggante ak Balla nan la nar a demee. non la donc teel nii teel. auzu billahi min asheytaani rajim la xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim macha allah la xawla wala quwata illa billah ñu ngi ziar ñëpp di am contentement teew fii tey wax dëgg yàlla mais nag dañoo am tiis avant ñuy ñëw fii parce que nag suñu waajur jigéen soxna su koy jonn di suma rakk ci suma pap bi ma jur moo génn àddina ma koy jaale nag waa Yoff yëpp di ko jaale waa Kour Safé yëpp di ko jaale waa Ciki waa Jas waa Ngapparu Kour Safé bi yëpp rawatina nag waa Yoff suma yaay jooju nga xam ne suma lan la ci man sax sama bàjjen waaw sama bàjjen jooju nga xam ne suma papa da ko bëggoon lool amul fu mu ko teg maa ngi koy jaale nag mbokk yi yëpp waaw li tax teewuma tey ci dëj bi lii laa doon bañ mu échappé ma pour képp ku mu fa gisul tamit incha allah demit naa fa teew mais maa ngi koy jaale ñëpp di am contentement trop nag teew fii parce que tamit ku Gaston moom xam nga ni mooy papa mbëri quoi qu'on dise rek mooy nit la koo xam ne il est trop engagé bu duggee ci dara bëri na xuloo nag xam nga bëri na raak mais liggéeykat la xam nga nit moom noo mën a mel te liggéeykat nga te boo duggee ci dara rek da ngay mettre le paquet c'est très important et c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter avant mooy xuus rek ma nuyu suma adversaire du jour Balla mon frère maa ngi lay jaar di la tatagal di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa ay bokk di nuyu père Babou di nuyu Makan xam nga new generation ñu ngi lay encourager bu baax a baax di la wax ni dara lu jàmm di nuyu presse bi yëpp mais Gaston moom dafa mës a nekk un collaborateur malgré ne parfois nag ay nit bu ñu bokkee liggéey des fois mënu ñàkk yooyu waaw loolu mënul ñàkk te 90% de mes combats moom moo ko ficelé moo ko taxawal ñu mës a nekk ay partenaires moo tax lii tey mu taxawal tey dañ ko ci encouragé te nag période bi nga xam ne nag Malick Gaston mi ngi ut ay moyens di ko dugal ci làmb période bu cruciale la woon période bu critique la woon diggu pandémie bi la Gaston dañ jékkiti xaalis di joxe am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ko doon tayaloo sax naan ko li ngay def est-ce que wóor na kon kooku tey musul denc ci làmb malgré que amoon na benn recul pour quelques années mu toogoon kenn gisu ko mais bi mu ñëwaatee xam nañ ni nit la koo xam ne tey jeunesse bi ñor na ko nit la koo xam ne bëgg na développer parce que làmb nag quoi qu'on dise li ñu mën a wax yëpp facteur de développement la ay jeunesse ay jeunes ñoo ci nekk 90% te Gaston ak effort yi muy def yëpp ba léegi mënul satisfaire mbër yi parce que on est 8000 et poussière kon c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter venant de l'État pour que kon li nga wax sànq état bi il faut mu jàppale ko pas seulement moom parce que am na ay moroom yu fi nekk am na ci ay rakkam yu fi nekk les Pat Abdou Fall et les consorts yeneen booy yu ndaw yi tey effort yi mu def tey pour taxawal lii tey am xam-xam la ak équipe ay Mbaye Fall boo gisee Mbaye Fall nga xam ni ñu ngi derrière ay ñeneen ak ñeneen ay Abdoulaye Ndiaye ak yooyu c'est des personnes yoo xam ne à féliciter kon boog ñu ngi lay ñaanal yàlla père li nga bëgg ci làmb ji yàlla na ko yàlla defal li nga xam ne da nga ko summ muy ci bal ba pare léegi nag quoi qu'on dise mooy ñaari avance ñetti avance dafa xew te loolu dafa arrangé mbër parce que tamit quoi qu'on dise tey sport de combat yi am ci àddina bi yëpp planification la boo demee ci MMA bi dem ci yeneen sport individuel yi calendrier ngay am athlète bi pour nga xam ne toute une année da ngay nekk en préparation mais imagine-toi un lutteur qui prépare un combat
toute une année parfois nga ñëw ba ci patandew ba ñu ne combat dañ ko reculer tey bu la yàlla mayee nag Gaston ñëw parce que daan na ko fi def ak Moustapha Gueye daan na jël ay 3 avance 4 avance à chaque fois il est toujours en activité il est toujours actif kooku day da ngay chaque jour da ngay am fraîcheur physique mais bu nekkee da ngay toog di xaar benn combat jëmale ko xaw ma ban at te combat boobu balaa moo ñëw boo jëyee ci combat bi ay boro kese boo amul soutien amoo ñu la jàppale dafay métti ci yow kon boog système bi nga xam da nga ko teg muy du jox mbëri ay benn avance ba ñaar ba ñett ñu ngi la ci encouragé di ubbi nag bunt yi nag ñun jeunes yi nga xam ne tey dañu wane seen bopp ci làmb ji tey ñun exclure ñun kenn li Balla def nii tey am jëri avant ñaari avant je suis prêt pour le faire parce que am na ay boy yoo xam ne fii tey c'est des gosses ay boy yu ñu war a jox ay chance la ñu boy yi ci xam boy yi wane seen bopp nag waxuñu la n'importe quel boy boy yi nga xam ne dañu toj pas ñuy jox ay boy yoo xam ne tojuñu fenn boy yi nga xam ne dañoo yëngal toj làmb ji pare nañ tey pour jox leen chance pour am ay 2 avance 3 avance pour année pour gën a làmb ji gën a yëngatu xam nga loolu daal di ñu ko lay encouragé di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg ci làmb ji yàlla na ko yàlla defal ci barke alxuraan. le combat. acte 2 bi mooy waaw man dama mës a déplorer nii Balla daanu ma mën na ma daan ci ay kayit mais jusqu'à présent loolu mënuma ko nangu parce que nag mbër boo ko daan malgré que booy boole ci ay palmarès da nga naan dañ naan Gris Bordeaux Balla daan na ko mais man en âme et conscience au profond de Gris Bordeaux dama ko mës a déplorer yàlla nag may nuñu nag ñu war a bëriwaat def la belle dama mës a wax ni mbëri boo koy daan da nga koy dóor mu daan war nga yenn ko ba ci kaw dóor ko suuf loolu la ñuy jàppee mbër bu daan kon ko nag suñu père indiwaat na ko gars yi yàgg koo laaj sama supporters yi fu ma tourné ñu ne mais xaftaan la war a tooy yàlla indil na loolu kon boog ñu ngi sant yàlla bu baax pare nag pour waaj pare pour woo Ndakaaru woo fukki benn ci ñaari ci Ndakaaru ak le nouveau fusion entre Fass et Ndakaaru xam nga ku xam kat yi xam ni c'est l'expert comptable de la lutte ñoom Mbaye Cissé ñoo ñëpp tey avantage la tey ñu am un grand combat comme combat bi di si ñaan yàlla rek yàlla na ci yàlla defal jàmm Gaston lépp loo xam bëgg na ko ci yàlla na ko yàlla defal ci barke alxuraan di nuyu suma ménager di nuyu presse bi yëpp di nuyu nag suma président écurie parce que tey umpuloo ak moom ci événement bi nii tey xat-xatu julli gi tey bu leen fàtte ni c'est un tailleur c'est un grand tailleur émérite couture xam nga tey ku gis xam tailleur ni période bi dafay nekk ko période bu cruciale pour moom ñàkk am jot wala xat-xatu embouteillage moo tax teewul fii mais bëggoon na teew fii honneur bis bi parce que nit la koo xam ne tey il m'a toujours épaulé ci période yu compliqué réerul ak Gaston parce que li ma doon wax ak Gaston yëpp moom moo ko wax ak Gaston man li ma am rek mooy ma ñëw toog fii woo ma démb la nuit na ma maître d'accord na ak Gaston ci combat bi suba pareel pour nga dem régler sa certificat d'aptitude mais combat bi taxaw na loolu laa ci am maa ngi koy féliciter di féliciter équipe Fass yëpp di nuyu Fass Ndakaaru di nuyu sama mbokk yëpp surtout mbaaw bi nga xam ne fa laa jógee di leen wax ni seen doom am na combat te ñu ngi ko tey lañ ko signé di si ñaan yàlla ndam di encourager ñëpp jërë ngeen jëf. gis nañu léegi un certificat d'aptitude physique. parce que ñu bari dañoo wax Gris ba ko courant bi marché ba léegi mooy loolu. nekk courant bi dafa ma yokk doole. waaw léegi nag dañoo bëgg certificat boobu nga leeral ko askan bi parce que lu am solo la sur la santé et l'état physique de Gris Bordeaux. non c'est très important parce que tamit xam nga Sénégal moom Sénégalais moom xam nga yaa ma gën a xam yàgg naa dégg ay nit di ko ruumandaat est-ce que Gris il est prêt pour bëree yooyu mënul ñàkk parce que tamit depuis lors bëreewuma xam nga mais dafa am importance trop tey chaque lutteur tey avant ngay nekk ci compétition nga dem def xool sa yaram te tey certificat d'aptitude bi nga xam ne tey def naa ko tey c'est un médecin c'est un professeur agrégé moo ko def Abbas Ka le médecin de CNG moo remplacé Ardo moom laa def c'est un cardiologue moom ko defal tey ma indi ko xool rythme cardiaque xool lépp boo defaluma ay certificat de bilan général la ma defal xool yaram bi yëpp xam ni je suis apte pour faire la lutte kon boog ñu ngi ciy kontaan lépp di rassurer suñu ay supporters di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. waaw léegi Gambie ak Sénégal c'est la même chose Gambie am na ay régions yu nekk Sénégal yoo xam ne ñoo gën a sori Gambie ci biir Sénégal la bokk te tamit làmb ñun tant que loolu yàgg naa ko wax tant que làmb mënuñu ko exporter yóbbu ko Amérique
parce que nag bu leen fàtte ni gis nga sumo bu doon exemple sumo japonais yi ñoo ko moom mais valoriser nañ ko bu yóbbu ko dans le monde entier ñëpp di ko def te làmb li ci am ci aspect culturel li ci am ci ay bagages ngay ñëw soog nekk étranger ñëw di seet làmb di gis culture africain ci làmb rek la ko yàlla def amul ci beneen sport ci àddina dafa am volet culturel am volet sportif d'abord avant ngay nekk mbër avant ngay bàkkoo ak yooyu il faut nga pare physiquement boo bàkkoo am na ñoo xam ne làmb bàkk képp dong mën na indi ci stade bi kon nag loolu ñun tey tant que mënuñu valoriser làmb bu yóbbu ko États-Unis diggu Miami non dama ne la échec nañu tant que loolu amul dañu échec parce que loo jox valeur mu am valeur te tey dañu am obligation jël làmb exporter ko waxuma la Gambie yóbbu ko Guinée yóbbu ko bëgg nañ ko mën nañ ko Europe ñu commencé nañ ko woon def mais loolu il faut que mu am suivi Gaston ñu ngi lay xaar foofu ñu ngi lay xaar ay combat yóbbu ko diggu Miami wala dugg ko diggu Grande-Bretagne bëgg nañ ko ci loolu tey xam nañ am nga capacité bi ku la jàppale bu la état bi jàppale nga yóbbu làmb fu ne en tout cas ñu ngi lancé appel le président Macky Sall mu jàppale Gaston Mbengue pour mu yóbbu làmb parce que làmb c'est un facteur de développement jërë ngeen jëf. dóor ma kenn mu daanu. rek koy koos. wala ni njar dem kuy naan ratatatata tey nga jëlati ko mais Balla qu'est-ce qui se passe. waaw Malick jërëjëf maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ si Baara Mbàkke di ñaan yàlla yokki leeram te taaf ñu ci barkeem di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool waa kër sëñ Alaaji Malick sëñ kër Babacar Si Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan ñëpp ñu yàgg fi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di jaale aussi tamit suñu papa Jaga Sarr dafa gën a àdduna di ko ñaan yàlla yéen ko te xaar ko àjjana yi gën a kawe donc moom ak ay mbokk di jaalewaat Gris Bordeaux kon ni nga ko waxoon benn bàjjenam bu gën a àdduna di ko jaalewaat Sénégalais yëpp rawatina aussi tamit di jaale journaliste bi teew suñu père Babou maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax moom suma papa la suma xarit la ak suma père bee toog fee dëgg Khalifa Dia suma papa ji maa ngi koy sant ko gërëm neñ ña àdduna nag boo ci nekkee doom ja bàyya kii toog fii moom bu toogee kenn du ko laajte ndax Makan nekk na nit ku baax koo xamante ne vraiment yàgg na ànd ak papam di liggéey ak Gaston production yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm rawatina aussi tamit suma staff sumay encadrement sumay am di jàmm sumay soppe sumay xarit ak sumay mbokk waaye di gërëm aussi tamit suñu père Gaston ndax liggéey bi muy liggéey ci làmb wane ne saa yu ñëwee mooy donkin wane ne saa yu ñëwee mooy première te yàlla nag mooy may te may na ko ñu ngi ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram ak wérle di ñaan yàlla aussi tamit man sama décision ak li des suma carrière yëpp bëgg naa ci 5 contrats di wax père ba léegi man doyalagu ma waaw dama ne di wax père Gaston ba léegi man doyalagu ma foqalewu ma aussi mais doyalu ma kon ni ko Gris di waxee lamb war nañ dépasser nga toog benn 1 an di toog benn xaar benn contrat dafay metti ay borom famille lañu ay borom soutien lañu suñuy contrat dañ koy bokk ak doomu aadama yi dañ koy bokk ak nii du doole yi muy man muy Gris muy keneen moo xam mbër bu munti doon kon donc benn contrat ci benn at tey bëri na ay mbër yoo xamante ne seen contrat bientôt léegi ñu jëm 2 ans xoolal noonu ñu toogee ñu yor famille yor njaboot yor soutien donc day metti kon père li nga def nii xàlliwaat nga beneen yoon bu bokkut ak li nit ñi doon xaar ci yow da nga ñëw indiwaat ñaari avance ñetti avance kon ni ko Gris waxee bu gisaatee benn avance ma koy conseil mu jël ko dépendre ñu ci ay kase boo xamante ne dañuy sonal wala dañuy sonal promoteur duñ sonal dañuy xool loo xamante ne mooy yennu maanaa ma liggéey ànd ak yow dooma gaañ duma la gaañ mooy compétir dem xaalis di mën a régler son problème keneen mën a régler problème donc père vraiment ñu ngi lay sant baax di la gërëm maa ngi gërëm aussi tamit suma staff ndax lii staff bu baax moo koy def di beral loxo spécial Aziz Abdou Ale Ndiaye suma mag suma xarit suma lépp vraiment maa ngi koy ñaanal màkk gi mu dem moom ak njabootam ak famille
donc yàlla na yàlla defal jàmm vraiment aussi tamit kontaan naa trop di ñaan yàlla aussi tamit yàlla may ñu si ndam ci ñett avance yi ñu jël yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di gërëm aussi tamit suma mag Liiru Jaan mais nga xamante doom day giri la ak Boucher ak Lin ak Pape bi ma fa àndal ak suma rakk Sakes di gërëm Sénégalais yëpp donc vraiment yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin donc loolu laay jot a wax baloo ma laaj ma waxaat. balaa ñuy ñëw ci combat bi déjà relation Balla Gaye ak Gaston production surtout père Gaston Mbengue dafa contribuer lu bëri ci sa njalbeenu carrière ak ci li nga xam ne réaliser nga ko sa bopp tey ji ndax mun nga dellusiwaat ci relation boobu ak li nga xam ni yéen ñaar ku nekk jëriñ na ko moroomam. mooy li may wax léegi rek xam nga père moom ni mu ànd ak man noonu la ko ànd ak mbër yëpp giri wax na ko léegi Moustapha Gueye daan bëri ay 4 contrats 3 contrats di ko bëree di compétir maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne mbër saa yu ñëwee esat wala saa yu amee combat da ngay gis forme ci moom da ngay gis doole ci moom parce que du manqué dara tout le temps mu ngi nekk ci liggéeyam nit amee bureau war a xëy di liggéey suba ngoon mbër bi noonu la ko war a am mu ñàkk jot occupé ci boppam kon daal li may wax lenn la mooy père mu ngi def lu garaaw après nag lay comprendre mais sama relation ak moom yàgg na et est-ce que xam nga ne ba ni may ñëw di wax ak yow nii xaw ma lan la wax ak sumay saf ci gàttal billahi wallahi wa taala damaa wor xaw ma ba léegi lu ma wax ak Aziz maa ngi moom yàgg na ma ne ma combat bi nga bëgg ba xam man dox ko man ko ok après combat la may yow na ma li laa la fay man ko ok xam naa ne aussi tamit jàppee na ma kon moom du ma gaañ sama première kër gi ma njëkk a am muy golf gii aw ma xaalis aw ma dara dama ne ko père man nekkuma fi di bëree di sonn te du ma am loo xamante ne ëllëg samay doom dañuy màgg maa may problème mu ne ma loo bëgg ma ne ko kër laa bëgg ma ñëw waxaale kër gu cher ma ne ko nangam la waxee mu ne ko ok ci ma bëre ci ñaari combat ma yàlla dogal ma fay ko kon tey jot na maa dimbali suma carrière jot na maa tam aussi tamit tette wan ma yoon bi kon loolu kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak promoteur kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak relation bu baax donc vraiment loolu daal xam naa ko daal nit ku baax la waaw. alors lamb dafa am spécificité merci beaucoup lamb dafa am spécificité. jël combat yu bëri. nu mu tuddati B52 di jàmb. jëmale ci Balla. Boy Niang di jàmb. jëmale ci Balla. Gris fas yéene jàmb. jëmale ci Balla mais loolu yëpp ci benn nit tamit est-ce que tamit xalaat nga sa bopp tamit nag booy. non xam nga lu jógewul ci yàlla ay jullit lañu ay doomu aadama lañ liggéey la ñuy def kenn ku nekk yéene nga sa morom jàmm ak salaam jàmb bi àggaguñ ci li am solo mooy yàlla noppi na xalaatu moon ne dina am contrat 3 xalaatu moon ne ba xam lii dina am ci loo xamante ne démb lañ ko wax ak yow xama tey ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mi aar yàlla nañu aar yàlla mi sàmm yàlla nañu sàmm ak mbooloo mu ci lit donc loolu moo jar a ñaan mais bis buñ ci àggee rek di nga xamante ni ku jàmm ñu jàmm rek mais Gris moom jàmmagul day xaar. day xaar alors certificat d'aptitude médicale bi loolu aussi nekk lu bees. lu nga xam ne visite médicale nga indi ko sa adversaire indi ko ci promoteur bi ngeen won ko. parce que loolu daan na am CNG mais ñëw ci promoteur bi indil ko këyitu médecin ni ko wér naa. loolu yaakaar naa ne daawul am. non daan na am. parce que tey ñun balaa ngaa bëri da ngay dem ci médecin mu xool la. nga indi sa visite médicale voilà sa diggante CNG la mais aussi tamit kon bu ko Gris waxee nii. xam nga Sénégalais moom da ngay feebar wala nga am tuuti problème ñu ne non non wératul kon ni ko Gris defee nii c'est très important pour mu leeral ne Sénégalais ñi ñaa ngi koy ñaanal jàmm parce que Gris tey buñ ko ñaanalu jàmm tey ëllëg ñun ñaanalu suñu bopp jàmm parce que Gris moo ñu mën a may xaalis ñun ñoo ko mën a may xaalis kon dañ koy ñaanal wér ak salaam mu gën a wér mu gën a tawfeex mais lii tam aussi tamit lu baax la xëy na ñoo ngi koy doog a wan promoteur bi nga xamante ne Sénégalais yi jàpp nañ ne lii moo dal Gris wéragul wala mu nekkul ci santé bu baax yàlla dogal na nag mu wane ne santé bu baax laa nekk jàmm bu neex laa nekk kon ñoo ngi ko koy ñaanal am na importance vraiment. wax na ko léegi moom boo koy lim ci sa palmarès. doo koy metti sax parce que nee na daanoo ko. non bii nag mooy acte 2 bi dafa war a leer wëlbët gaañ wala teyl mu ni këpp. non munu koo metti munu koo metti parce que xam nga lu tax dañ koo cons dañoo bëree xeex bëree xeex gi mu génn saako yi 3 fois
donc man du man maa ko génne du moom moo génne boppam règlement moo ma jox victoire mais comme ni ko gars yi di waxee ndam noo ko amee baax na xeebu ma ndam bi mais gënulu ma on dit la vérité musuma bëri combat bu yàggee noonu musuma bëri aussi tamit combat boo xam ne jeexul ci ay minutes donc nag vraiment bëgg naa bii moom kon ni ko sama maam daan defee Fodé Douce-Ba attends photo bëgg naa ko ci kawam waaw bu soobee yàlla mais courant bi mbaa du la maas parce que saa waay léegi ay volts yu bëri la yor. non saa waay faaw mu génnee na courant ba pare comme mu ngi ci sant bu baax courant bi génn. alors diggante ñaari combat yi. lan dina am tuuti lu nga xam ne man daf ma ciy xaw a jaaxal. parce que léegi yéen a bokk seen association. ah Gris nekk sa président. est-ce que jour boobu da ngay xool président bi. wala mbër bi ngay xool adversaire bi parce que dafa mel da ngeen di joxante cër mel ni mburoog soow léegi yéen ñaar. waaw xam nga cër mënut a ñàkk ci doomu aadama ndax nit boo respecté wul sa bopp yaakaar na kenn du la respecté ay noble lañu gisoo li mu sol ak li ma sol ndogu ba jekk ñëw sol lu rafet ma sol lu rafet ñëpp toog donc amul lenn loo xamante ne mbër noble la boo demee ci këram noble la bu génnee noble la bu waree otom noble la boo gisee ay soxnaam wala nga gis soxnaam noble la kon donc li gën a rafet rek mooy ñu joxante cër mais joxante cër bi yëpp bu laajee kon premier face à face la combat bi déwén la jëm moo tax gisoo lu tàng moo tax gisoo lu soo suñu président la dañuy waxtaan ci lu bëri ci association bi lutte en activité parce que loolu ak yelleef la ñuy dox pour sama diggante ak moom ak yeneen du mbër yeeg moo xam nu mu doon njëriñ la su ñun loolu moo tax ñu sekk ko ndax mais nag avant ñu ko sekk lan moo ko indi durante kurpañ waaw yàlla daf ñu daje kon daal loolu ça n'est rien à voir ak loolu. waaw loolu moom. kurpañ yi dinañ ko ci xaaraat ngay dóor sa président ay kurpañ mu lay dóori kurpañ. non président bi président la président baa ngi nii tey Macky Sall tey day xeexal intérêt Sénégal pour feneen. am na ñu koy sax mooy loolu di ko sànni xeer teewul day jàpp ne président ak président ñooy xeexante kenn ku nekk intérêt la nga jëm sa kër. waaw loolu daal amul problème. bu boobaa daal ñaari mbër yi la ñuy gis. waaw mais du ñu gis président xaw ma secrétaire ñaari mbër lutteur en activité la ñuy gis waaw donc voilà. sur la préparation parce que yow yaa ngi ci ñetti phase il paraît que sax ci li ma for ci wébu bay fi mu ne boo fi jógee sax boo moytul nga jël vol dem INSEP. waaw alhamdulilah ñu ngi ci waajal nag ñu ngi waajal kon le 31 juillet la ñuy njëkk a bëre sama diggante ak Bombardier di ci ñaan yàlla aussi yàlla may ñu ci ndam bu sedd guy di wax suma mbokk yi daal mbal tentulee mbal jayda Casamance bi maa koy naa booy Bombardier donc ñu ngi jëm ci combat boobu ñaan ci yàlla yóbbuñu si ak jàmm ñu génn si ak jàmm waaw bu soobee yàlla. da ngay dem INSEP. waaw ñu ngi ciy waxtaan nag ñu ngi ciy waxtaan bu baax ak sumay staff ak sumay encadrement kon man xaw ma joxe bopp roo ci làmmiñ bu ñu nee ma tey la maa ngi ca yoon ba bu ñu nee ma suba la maa ngi ca yoon ba mais ñu ngi ci préparation yi pour toujours. alors combat bi ñuy wax dañ koy yóbbu Gambie aussi loolu nekk lu nga xam ni dafay gën a rataxal diggante ñaari président yi nga xam ne déjà ri tax na mais diggante ñaari réew yi nga xam ne benn lañu ndax làkk boo dégg fële dégg ko fii cant boo dégg fële gis ko fii tamit ñaari réew yi daanaka benn la. Sénégal mooy Gambie Gambie mooy Sénégal tey man Sakho laa sant boo demee Casamance boo demee Gambie da ngay fekk sant Sakho donc àdduna moo demee noonu ñun ñëpp benn lañ sama papa tey doomu Casamance la mais Casamance tey ci Sénégal la nekk ci Gambie la nekk ay maamam fa lañ jóge bëri nañu xet la boo xamante ne baal ñoo bokk lépp di gërëm aussi itam Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon ak Omar ak suma père Diaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak Andaw Ndiaye Pape Mamou Fall donc ñooñu sumay nit la ñoo xamante ne moom mooy combat saa su ne dañ ci sonn ci rey seen bopp wan leen rek combat bi dañ cee waxtaan xëy ñu taxawal ko donc di nuyu ñëpp nag di santaat Real Barça. waaw Real Barça waa gis nga ren moom kon moom neexlawul ci Ligue des Champions bi demi-finale mais comme ni nga ko waxee maa njëkk a toog ñëw naa fekk fii nag ak ñaari defetam xam nga 2 heures lañ ko door xam nga donc mu toog jaaxle ma ne ko jugal rek garaawul mu ñëw mais mooy loolu waaw Real Barça la nag ndax boo nee Fass ñu Géejawaay donte ne nag aussi Fass moo jur gox yu bëri fii waaw dër bi la mënut a ñàkk parce que tey boo nee kat yi mook ak Doubalès ak ay suñu papa Mbaye Guèye jaar nañ fu ne ci làmb daje nañ fu ne ci làmb il fallait que bu ma juumul aussi tamit suma papa Mbaye Guèye ak suma papa Doubalès bëri nañ ñaari yoon aller retour la
boo seetee aussi tamit destin la boo xamante ne même chose moo fi am bëri nañu aller retour bi moo ci des di ci ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam ñu bañ tamit ñaan yàlla ñi naan verdict ba la ñuy xaar ba tey yooyu laay may dégg daal. verdict bi day leer. waaw incha allah. jërëjëf. waaw pour ñoom ñaar waaw. championnat grand contre petit. waaw man de du ma grand wu kenn nag en fait man damay bañ a dégg ñu naan grand contre petit man du ma grand wu kenn en fait li ñuy réeri mbir mooy Tyson ni mu magee Balla Gaye bëri na Tyson bàyyi na làmb lu yàgg man maa ngi nii di continuer Yékini bàyyi na làmb lu yàgg man maa ngi nii di continuer ak ñeneen tamit ñoo xamante ne bu ñu bàyyoon làmb tey damay continuer kon waaw Baboy noonu kon grand contre petit amu fi xam nga la moo fi am mbër ak mbër man amee lu ma kër revanche man bu ma génnee ci lii tey jii may wax ak yow bu Père Gaston ne ma encore tournant dama ciy dugg sama santé may na ma ko sama wér may na ko maa ngi ñaan yàlla saa su ne ma koy am ak mbër yëpp nag voilà man daal fu nekk nii li dee sama carrière bu ma sañoon 2 mois bu nekk ma bëre. joxal Gris.